sama grain de sel le temps que moom mu defar baat bi pour ñëwaat ci français continuer rek. waaye li ma bëggoon wax mooy ku ñu waxoon ne ñun dinañ fi dajawaat tey ngir def conférence ci mbiru Dougar ku ñu fi waxoon tey ne dimanche ci suba dinañ ñu woo ne ñu 5 heures du matin le gendarmerie bu Sénégal dugg ci këru waa Dougar di dajji bunt di dajji palanteer gis ngeen photo yi di tirer ay balles réelles di tirer ay balles blancs ku ñu ko waxoon dimanche bii passé quelques jours avant ñoo korité duñ ko gëm ndaxte kilifa la ñu waxal biir Dougar muy colonel Ndiaye. non colonel Sabouri. nu mu sant Ndiaye. ah waa Ndiaye. colonel Ndiaye. bi jiite Descos moom la ñu waxal ci pencum Dougar bés boobu métti woon na. képp ko wooroon bés boobu te daje biir Dougar métti woon na xeer yi di jolli fu nekk bal yi di jolli fu nekk gendarme yi damm suñu ndaw yi waa Dougar ñu damm suñu gendarme yi ñu damm ñu d'accord ci ñaar wala ñetti tomb benn dina libérer ñi mu jàpp def na ko alhamdulilah ñaar ci biir semaine bi dinañ def ab ndaje ñu ngi doon werante ndax talaata lay doon wala alxames ndaje bi ba tey amul kan mooy nitu jàmm kan mooy dox jàmm ndax ñun ñii nga xam ne ñun waa Y'en a marre ñun askanu Dougar ñun waa FRAPP ñoo nas ak colonel Sabouri Ndiaye bi jiite Descos nas ne dinañ toog réunion moom mu toog préfet toog waa PICOC toog Y'en a marre toog askanu Dougar toog FRAPP toog ñu càmbar wax ji ñu génnee seen i kayit waa Dougar génnee seen i kayit ñu xool fi dëgg bi nekk loolu la ñu waxante woon colonel Sabouri Ndiaye nañu ah yéen waa Y'en a marre yéen waa FRAPP jum ngeen ndaxte bu ngeen njëkkoon ñëw ci ñun di ngeen xam ne waa Dougar amuñu dëgg dañ koy wax mu leer nañ loolu lañ ñu wax diggu pencum Dougar nañu yéen waa Y'en a marre yéen waa FRAPP bu ngeen njëkkoon ñëw ci man mi colonel Sabouri Ndiaye jiite Descos kon du ngeen jàppale waa Dougar ndaxte waa Dougar nekkuñu ci dëgg ndaxte waa Dougar ce sont des manipulés ndaxte waa Dougar sangam ndaxte waa Dougar nangam ñu ne ko ah gongo ñun ak ñoo yàkkamti ndaje bu mel noonu ak ñoo yàkkamti toog yéen état du Sénégal yéen Descos ngeen génne seen këyit waa Dougar toog ngeen génne seen këyit ba waa Dougar du ñu mun tontu ñu xam ne waa Dougar nekkuñu ci dëgg ñu ne leen ah waa Dougar bëgg nañ leen loolu waaye dëgg la ñu gën a bëgg loolu la ñu nasanteeg ci digg pencum Dougar waa Dougar taxaw colonel taxaw gendarme yi taxaw kon boobu ak léegi ndaje bu amul du ci waa Dougar du ci waa Y'en a marre du ci waa FRAPP ci état du Sénégal la léegi nag wax ji mooy ndax ci waajtaayu korité bi waa PICOC dañ leen jëndal ginaar dañ leen jëndal yàpp ba tax ndaje boobu amul loolu mooy wax ji mooy ndax préfet dafa am ay quota ci logements sociaux yooyu am déet wax ji mooy ndax président Macky Sall ndax Marème Faye Sall dañoo am quota ci logements sociaux yooyu loolu mooy wax ji ba tax ñu bëgg a def lu ñaaw a ñaaw loo xam ne waa Dougar duñ ko nangu waaye ñun itam dinañ ko ànd bañ ko ak ñoom mooy déshabiller un Sénégalais pour habiller un étranger def taatu neen benn Sénégalais jël yërëm yépp simmi ko ba dootul deseti dara ngir jël yërëm jox ko doxandem loolu la ñu bëgg a def nangu suufu waa Dougar nangu suufu Sénégal yi jox ko ay doxandem loolu la ñu wax ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te bu fekkee dëgg ngeen bëgg mais gaaw leen ñu def réunion ñun sax pare nañu pour bañ a def une réunion ci diggante 4 murs nee nañ leen pare nañ ñu def jury d'honneur organiser jury citoyen waaw télé yëpp ñëw état du Sénégal génne ay këyitam waa Dougar génne ay këyitam parce que nag jàmm Sénégal jar na ko sàmm bakkanu gendarme jar na ko sàmm bakkanu civil jar na ko kon nous accusons l'état du Sénégal d'être un état irresponsable
ndaxte lii jaroon na sax bésu korité ñun ñëpp ñu daje. bu ñu waxoon kilifa ren doo korité bureau préfet bu Tëngéej ngay korité dina ko bàyyi. buñ ko waxoon waa Dugar ñu bàyyi ko ndaxte jàmm la ñu bëgg. luy ndeyu 5 heures du matin gendarmerie di yee ay nit fekk leen ñii taatu neen fekk leen ñii seen slip ñii fekk leen ñii seen lan ñuy dajji ay buntu di dajji ay kii. dama ne Bouga Bié xaw ma Bouga Zéli moom sax ni ñuy tongaliwee waa Dugar kenn tongaliwu ko Bouga Zéli xaw ma Bouga Bié ni ñu tongaliwee ni ñuy tongali depuis ay semaines waa Dugar kenn tongaliwu ko Aliou Sall suñu 400000. ni ñu tongaliwee waa Dugar kenn tongali ko les trafiquants de faux billets wala les trafiquants de drogue. Or waa Dugar on les a pas accusés de trafic de faux billets on les a pas accusés de trafic de drogue. On les a pas accusés naan ñoom ñoo jënd xawma mi kilo ñebbe université 4500 comme ni ko Oumar ñebbe aan waxee kon bu fekkee ñooñu ces criminels là ces voleurs là ces bandits là ñoom kenn du leen tongali ni ñu tongaliwee waa Dugar mais lan mooy ndeyu ñuy tongali waa Dugar noonu alors qu'ils ne sont accusés de rien sinon de défendre la paix ndaxte nag lii ñuy xeex mooy justice. Or il n'y a pas de paix sans justice. C'est justice et paix. ñaari ñooy ànd de justice et paix. comme waa Dugar jàmm la ñuy dox kon waa Y'en a marre jàmm la ñuy dox kon waa FRAPP jàmm la ñuy dox état du Sénégal kay moo am lu muy nëbb fexe ba ndaje dig ndaje ba léegi ndaje amul. Nous interpellons le colonel Ndiaye de la DSCOS war nga am li ngay rus monsieur le colonel. Nous interpellons le ministre de l'Habitat nous interpellons le président de la République Macky Sall muy benn ñaareel bi am na loo xam ne duñ ko nangu ndaxte nag waa Y'en a marre ay ndaw lañu waa FRAPP ay ndaw lañu waa Dugar ñi ci ëpp ay ndaw lañu waaye ñun ñëpp xam nañ ne suuf Sénégal rawatina nee nañ 23 janvier 2022 mooy élection locale suuf la ñuy jëfandikoo pour tabax seen budget de campagne électorale. Tous les budgets de campagne muy présidentielle muy législative muy élection locale ci sàccum suuf la. moo tax comme élection locale yaa ngi ñëw gars yi mel ni ay dëmmum suuf. lii mooy wax ji moo tax nous interpellons ñëpp ci waa Dugar ci waa Diass fépp ci Sénégal tey nañu gën a dëgër sinon buñ ko defulee wallaahi balaa élection locale suuf si dina jeex. ndaxte foofu la ñuy profito est-ce que Peacock dafa financer le maire pour la prochaine campagne électorale. Est-ce que le maire de Diamniadio le maire de Niaguis le maire de feneen ak feneen ci Sénégal le maire xawma de Malicounda le maire de Kour Moussa ak ñoom seen est-ce que dañ leen financer pour préparer seen campagne électorale moo tax ñuy joxe suñu suuf loolu duñ ko nangu duñ ko seetaan. pesum kanam nag borom moo koy fajal boppam. moo tax nag ñu ngi interpeller ñi nga xam ne ñoom ñooy les populations ndaxte kat bu ñu moytuwulee suuf dootul des fii ak campagne électorale. dégg ngeen suñu mbokk suñu mag suñu nijaay Aliou Faye nee na mu ngi interpeller toute la communauté Safi. ñu taxaw temm ngir dese suuf. xam ngeen lan mooy Safi dafa am ay xeetu séeréer yu bëri. séeréer bi ñu gën a xam mooy séeréer bii di wax Nafio waaye am na séeréer yoo xam ne du ñu déggante séeréer Safi yi beneen séeréer la ñuy làkk ni mu amee ay joolaa yu bëri yoo xam ne du ñu déggante xëy na ñun joolaa bi ñu gën a dégg mooy xawma mooy kasumay fekk ne am na yeneen nuyoo yoo xam ne joolaa yi sax seen biir du ñu déggante noonu la amee séeréer Safi xam nga lu tax may insister ci loolu mooy li ma doon wax sànq suuf moo taal Casamance 30 ans mu ngi nii ñu ngi bëgg mu fay mu tëñu ñu naan le problème Casamance ñenn ñi sax di juum naan le problème Joola bu ñu moytuwulee dinañ am le problème Safi bu ñu moytuwulee dinañ am le problème Lébu wala wolof fii ci Ndakaaru dinañ am le problème xaw ma Soninke fële ca Bakel ndax caxat-caxat bu ñuy caxatee suuf si donc ça veut dire que les bandits fonciers là les gangsters fonciers là les voleurs fonciers là bu ñu moytuwulee dinañ tax suñu waaso yi dalante seen biir loolu mooy le danger ma ne il a raison et c'est légitime de lancer un appel à tout le monde à tous ceux qui sont menacés waaye nag ça veut dire que
mbiru suuf si ñu koy négliger ñu koy banaliser ñu koy soofantal bombe la boo xam ne bu éclaté le commun vouloir de vie bi nga xam ne moo dox diggante waaso yi c'est menacé kon nañu xam ne lii lu rëy a rëy la loo xam ne bu tàkkee bu ñu moytuwulee fu mu jëm du doon lu neex ndaxte bu ñu moytuwulee waaso ak waaso dinañ dalante seen diggante te bëgguñu loolu. et président Macky Sall nag ci tekkaaralam ci ni mu newee pat ci ni mu ñàkkalee fulla mbiru suuf si mu ngi bëgg a jur ay problème ethnique mu ngi bëgg a jur ay problème waaso te loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo tax ñu ànd ak suñu mbokk dugaar yi ne suñu suuf suñu bakkan suñu suuf suñu bakkan fi ma bëggoon daanelee nag mooy ay weer a ngi ñun waa Y'en a marre ñun waa FRAPP ak ñeneen di ko wax le premier responsable est le président Macky Sall gis ngeen bu ngeen demee ca Dugar ñu ne leen fii la ñu bëgg a tabax ay logements sociaux dina leen indi ci benn jafe-jafe boo xam ne ñu ngi koy wax depuis ay weer depuis 1964 la yoon ci wàllu suuf ne état du Sénégal dafa war a jël ay décret de délimitation pour ràññale fépp ci Sénégal zone urbaine zone classée mooy foofu la mala yi ak garab yi war a nekk kenn du fa def dara waaye délimité tamit fi ñuy naan zone pionnière maanaam investissement yi foofu la war a nekk waaye délimité enfin la 4e zone muy la zone des terroirs la zone des terroirs boo ko déggee mooy place su béykat yi foofu la ñuy dëkk foofu la ñuy nappee foofu la ñuy béyee foofu la ñuy sàmmee il n'y a pas eu cette délimitation ni à Dougar ni nulle part ndaxte lan bandits fonciers yi nekk ci Sénégal flou boobu moo leen arrangé parce que bu ñu xasee ba ne dans la commune de Diamniadio fii mooy zone des terroirs fii mooy zone pionnière ça veut dire que investisseur moo xam sénégalais la moo xam étranger bu nar a ñëw dinañ la ne fii mënoo fi nekk te béykat yi dañuy xam ne fii mooy zone des terroirs te zone des terroirs mooy dëkkuwaayu béykat yi ak pàcc bi nga xam ne moo wër dëkkuwaay yi te ñu fay béy di fa sàmm waaye bu ngeen demee logements sociaux yooyu daanaka dafa sës rëkk ci village bi donc wax dëgg yàlla fii nga xam ne foofu la ñu jox PICOC mooy suñu mbokk africain yu bàyyeekoo Maroc foofu ci zone des terroirs la bokk nañ ko waxte dee si zone des terroirs la bokk buñ ko délimité woon waaye comme buñ ko délimité doo am suuf boo caxat-caxatee doo am suuf boo jaay ngir am budget de guerre am budget de campagne d'accord pour élection yi nga bañ a délimité ñu ngi lancé un appel nag président de la République na jël décret de délimitation président de la République ñu ngi koy ñaan mu suspendre les travaux de terrassement yi nga xam ne c'est en cours foofu ca Dougar sinon bakkan dina rot te bakkan bu rotee ñaanuñu ko yàlla du doon rek bakkanu waa Dougar bakkanu waa Y'en a marre xaj nañ ci ndaxte du ñu toog seetaan waa Dougar ñoom rek ñu wét ci bakkanu waa FRAPP xaj na ci bakkanu ñeneen xaj na ci ndaxte nag buñ ko defee waa Dougar dinañ ko def waa Daga Xolpa dinañ ko def waa Diass dinañ ko def waa Cikki dinañ ko def waa Diamniadio dinañ ko def waa Nianing dinañ ko def waa Niaguis dinañ ko def waa Médina Wandifa dinañ ko def waa Kafountine dinañ ko def waa Ndiayel dinañ ko def waa Tobène dinañ ko def waa Kër Moussa dinañ ko def waa Gàddaay dinañ ko def waa Tivaouane Peulh dinañ ko def Sénégalais yëpp lii mooy corona suuf muy épidémie pandémie bu gën a graaw li nga xam ne moom la ñuy woowee coronavirus. ñu ngi lancé un appel nag aux gendarmes ñu ngi leen di massawu ci gaañu ak damm yi nga xam ne moom la ñu gaañu ak damm ñu ngi massawu askanu Dougar ci gaañu ak damm violence physique ak violence psychologique ndaxte fekk nit 5 heures du matin xamoo lu muy def. xamoo noo ko fekkee. violence morale la violence psychologique la. ñu ngi leen di massawu coono waaye nag. ñu ngi leen di masawu waaye nag ñu ngi lancé un appel aux gendarmes waru leen nangu di appliquer des ordres manifestement illégaux
waru leen nangu ñu leen di def loo xam ne waru leen ko def yoon bële passé bi ñu demee Dougar biñ fa nekkee fekk nañ fa ay agent DIC yi dëkk Dougar seen kër ñu menacé leen ñu ñëw di wax ak ñun di rafetlu suñu teewaay ndaxte seen kër c'est menacé ay agent DIC ñenn ci agent DIC yooyu bokk nañ si ñi nga xam ne ñoo ma jàppoon ñoom ñoo nekkoon ak man sama yoon bu mujj bii kon ngeen xam ne xeex bi sori na kon nga xam ne xeexuñu caakaan kon ngeen xam ne xeexuñu gendarme xeexuñu policier ndaxte lii ñuy xeex lii Y'en a marre di xeex ndaxte gendarme mu ngi siy gis boppam y a des maisons de gendarme yi nga xam ne ñu ngi ca Dougar y a des maisons de militaires yoo xam ne ñu ngi ci Dougar y a des maisons de policiers yi nekk ca Dougar donc c'est quoi le problème ah problème bi kay mooy kon état du Sénégal problème bi kay mooy président Macky Sall mi nga xam ne mënul saytu suuf ni mu waree ba même ces agents ces policiers ces gendarmes ces militaires sont victimes d'accord de cette mafia foncière de ce gangstérisme foncier de ce banditisme foncier ñu ngi leen di lancer un appel gendarme yi ah waxuñu leen bu ñu def seen liggéey ndaxte ordre moo leen tënk waaye nag ay dóor ay damm ay saaga excès de zèle ñu ngi leen di ñaan ñu bañ ko def ndaxte bu boobaa ñu ngi koy def seeni mbokk ndaxte comme ni ma ko waxee sànq ay policiers ay gendarmes ay militaires am nañ fa ay kër ñi ngeen di dóor yenn saay ay doomu militaire lañu ay doomu policier lañu ay doomu gendarme lañu ah ñu bàyyi nag mais tirer bal yi ñuy tirer waaye loolu yëpp président Macky Sall mën na ko arrêter ndaxte bu sénégalais bu solee tenue ñu koy gaañ sénégalais bu solul tenue ñu koy gaañ ñoom ñaar ñuy dal ku ci nekk di dal ci sa kawu morom ñuy gaañal seen biir ndax lan simmi yére sénégalais ngir jox doxandeem nga xam ne kon problème am na nga xam ne kon problème bi du askanu Dougar du gendarme yi waaye problème yi mooy kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo seetaan loolu ñoom ñoo bàyyi loolu dafa mel ni le chef de gang foncier s'appelle président Macky Sall ndaxte lu am da ko neex dafa mel ni le chef de bandit foncier s'appelle président Macky Sall dafa mel ni le chef des voleurs fonciers s'appelle président Macky Sall ndaxte am na fi ay coow yoo xam ne bi mu waxee waa parti yoom bu leen wax waa parti yoom dañoo noppi mais les majorités dans les communes ce sont des majorités APR les préfets sont nommés par le président de la République donc lu am ginnaaw yàlla ah ñoom la donc moo tax ñuy interpeller le président Macky Sall dimanche nag dimanche ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai mooy dimanche bi di ñëw dimanche prochain dina am marche bu am solo bu rëy rëy ca Dougar dinañ leen wax itinéraire bi bés boobu ñun ñëpp waa Dougar ñun ñëpp waa Y'en a marre ñun ñëpp waa FRAPP ak ñeneen di tàllal loxo ñëpp waa Daga Xolpa waa Ciki waa Diass waa Ñani ak ñoom seen ñu ngi tàllal loxo ñëpp ngir ñu tase Dougar ndaxte bu ñu amee ndam les bandits fonciers bu ñu amee ndam ca Dougar bu ñu moytuwulee dinañ am ndam ca Ciki bu ñu moytuwulee dinañ am ndam ca Daga Xolpa ca Sindia ca Diamniadio ak ñoom seen donc dimanche ñun ñëpp nañu tase ñun ñëpp nañu sol lu xonk ñun ñëpp nañu mer ba fut ngir défendre la paix ngir défendre jàmm ngir aar jàmm ci Sénégal ngir aar jàmm diggante waaso yi ci Sénégal ngir aar suñuy mbokk saafi ci Sénégal ndaxte ku xam saafi ak digganteewam ak suuf saafi yi bu ñu leen fa naree jëlee ñoom ñëpp c'est la culture saafi qui va disparaître c'est ça la vérité or waaso bu nekk wurus la ci Sénégal waaso bu nekk muy bu saafi bi muy xawma soninke bi muy jaaxanke bi muy koñaagi bi waaw muy wolof bi muy pulaar bi waaso bu nekk wurus la kon ñun ñëpp nañu daje dimanche ngir ànd ci xeex bi ci marche bi ñu ngi leen di invité yéen ñëpp suñu mbokk nag madame ah madame Diop Ndour madame Diop Ndour Ndiaye suñu mbokk bi nag madame Diop Ndour Ndiaye waa PICOC dañ ko servir naka lañ koy waxee interpellation sommation interpellative waaw dañ ko jox sommation interpellative ne ko yow yaa wax lii waa PICOC yow yaa wax lii waa PICOC yow yaa ñu wax lii waa PICOC ñoo ko jox sommation interpellative
ne ko nag yaa wax lii yaa wax lii yaa wax lii yaa ñu yekkal yu mel ni xeme léegi nag dig ñu wax ndax yaa ko wax am déet waaw te boo ko waxee ñu yóbbu la ci yoon waaw huissier ñëw jox ko madame Diop Ndour Ndiaye wax leen ba dolli leen madame Diop Ndour Ndiaye nag suñu jigéen la bu ngeen laalee góor di ngeen ñu fi fekk waaye bu ngeen laalee jigéen di ngeen ñu fi gën a fekk Sénégal bu ñu gisee jigéen buy xeex te yàlla tax bu ñu gisee jigéen militante des droits les plus élémentaires des citoyens dañ ko war a encourager waruñu ko néewal doole di ko xoxotal lan moo tax joxuñu sommation interpellative kilifa lan moo tax joxuñu sommation interpellative Aliou Faye lan moo tax joxuñu ma sommation interpellative ñuy jéem a laal fi nga xam ne jàpp nañ ne foofu mooy gën a nooy du fi nooyee tey du fi nooyee ëllëg donc touche pas à notre sœur madame Diop Ndour Ndiaye waaw ngeen jégal ma loolu rek waroon na tiital waa Pikok madame Diop Ndour Ndiaye naka ngay attaqué madame Diop Ndour Ndiaye ah ça veut dire que attaqué nga Sénégal yëpp donc ñu ngi dénoncer cette intimidation ñu ngi dénoncer cette tentative d'intimidation l'intimidation ne passera pas ñun ñëpp dinañ def benn say kuñ fi laal ñun ñëpp dinañ fi taxaw kuñ fi laal di ngeen ko digaaleeg ñun ñëpp